waaw tout d'abord ñu ngi remercier ñëpp ñi fi teew di leen gërëm yéen journalistes yi parce que heure bu ñu amee ñaxtu rek yéen a ci suñu wet suñuy frère ngeen yéen a ci jàpp pour ñu mën koo yëg Ali Niang mooy wax ak yéen di facilitateur au niveau du service de transport de Thiès. waaw ñaxtu bi ñu am nag dañoo xëy fan yi semaine passée am lu ñu bett si suñu liggéey ci suñu bërëbu liggéeyukaay muy lu doy waar loo xamante ni bu ko lijjantiwul wala ñu wax ko ba ñëpp yëg ko dina dem ba toll foo xamante ni kenn dootu ko mën a lijjanti parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk di liggéey ci dëkk bi li ñu am yëpp fi leen ko amee service 2000 bii fi leen ne yàgg nañ ça fait plus de 20 ans ñu ngi fii donc su amee loo xam ne dafa ñëw dal suñu kaw dañuy xool fi ñu mën a lijjanti ko rek ñu wax ko donc li tax ñu convoqué presse bi mu ñëw dañoo bëgg ñu dégg ci liñ ñuy dégg nag mooy document bi ñu yor dañoo xëy ñu génn ñu ay tarification yoo xamante ni dafa doublé par rapport ak li njëkkoon a génn au début parce que dañuy am société bu ñuy woowee Cap Karange ñooy defar bu ngeen defee remarque bi di ngeen ko gis plaque yi bees yi circulé temps yi ci dëkk bi bon bi si njëkk mooy plaque yi dafa nekkoon 21 660 ça fait plus de 6 mois ci noonu la ñuy fonctionner ñu xëy il y a 2 à 3 jours ñu yóbbu ko à 41 000 donc double bi la presque yokk licence yi nga xam 7500 nga doon fay ñu yóbbu ko 15 000 sa permis de conduire da daan jeex bu jeexee nga ñëw tu payes que 10 000 francs ñu renouveler la ko mais léegi su jeexee da ngay fay 20 000 francs donc double bi la 30 000 bi sax 30 000 la sax déjà parce que li ko indi mooy permis Sénégal ni muy mel foog boo ko jotee foog nga plastifier ko léegi dañuy wax ni permis boo ko plastifier pour bañ mu yàqu boo ñëwee da nga si tegaat beneen 10 000 muy 30 000 francs loolu existé wul fenn déjà beneen 10 000 boobu ñuy wax naan boo plastifié da nga koy fay sa binduñu ko ci document bi donc cela veut dire que ñoom seen poste la jëm ak yeneen yoo xamante ni fi mu toll nii am nañ beneen problème sax boo xamante ni moo gën a doy waar parce que plaque yi dañ koy confectionner fii à Thiès mais carte grise yi c'est au niveau de Dakar fa lañ koy defaree bu ñëw boo fayee da ngay fay à Thiès xaar plaque yi mu jugee Dakar pour ñëw bu ñëwee nga doog a dem poser plaque léegi fi mu toll nii di nga fay toog lu mat une semaine wala lu ko doog a see mën a jot peut-être xëy na loolu sax raisonnable na parce que nga jox papier boo mën a dawee mais suñu mënoon dimbali région bu nekk di defar say carte grise au moins dina mën a dimbali ñëpp parce que da ngay ñëw Mité Oro Thiès dëkk ba Tambacounda yóbbu kayit bi il faut nga revenir ak jógee Tamba ñëw ba Thiès pour mën a jotaat sa carte grise loolu c'est pas normal war nañ mën a expédier même boo Mité Thiès te yóbbul la carte grise ba Tamba de récupérer ko Tamba kon donc ñun li ñu bëgg mooy ci réew mi lañ dëkk gis nga Macky Sall il faut mu déglu population parce que tey jii service 2000 ñi fi yëngu dañoo bëri ñii fi nekk ñii ñoo gën a tuuti si ñi fi yëngu am na ci ñoo xamante ni dañoo dem ay seen yeneen activité peut-être moo tax mbooloo mi toll nii mais déjà li fi nekk rek bëri na leen service 2000 Sénégal yëpp c'est des milliers de personnes ñoo fay ne di fa yëngu di fa daan seen doole ñaata emploi la teggil Macky Sall kenn xamul lu mu toll mais ñu mel noonu boo leen amee ñuy góorgóorlu seen doole lañu yaakaar ci la ñu yor seen njaboot yor lépp mais da nga leen di bàyyi xel Mansour Faye moo indi lii parce que Mansour Faye moo ñëw rek lii am léegi nag il faut que moom mu dégg ñu jéem a waxtaan ak tubaab bi xam nga ay tubaab lañ xamul lu mu doon ñoom la ñu jaay affaire yi bàyyi koog ñun ñu ñuy def lu leen neex loolu dootuñu ko nangu fi mu toll nii depuis ba décret bi génnee ba léegi kenn fayul ñëpp a ngi téye seen xaalis kenn fayul nous avons des dizaines de dossiers man fii sama bureau li ma fi yor dossier mun ma la wax mu toll mais fayuma dara maa ngi ko téye dañuy continuer bañ a fay te dañuy lancer appel sax suñu yeneen collègues yëpp yi nekk ci yeneen service 2000 yëpp bu kenn fay nañu téye ba nguur gi jot ci lii xam ni am na ñuy ñaxtu te li ñu teg nanguwuñ ko ñu doog a xool solution toog autour d'une table waxtaan jéem a xool bi ñuy demandé wuñu leen ñu wàññi 5000 francs dañ leen demande ñu delloo ko ci lim nekkoon déjà 21 000 yi mu nekkoon sax dafa bëri suñ ko mënta wàññi nañ ñu ko fa bàyyil mais buñ ci yokkaat 1 franc buñ ci yokkee 1 franc duñ ko fay donc li ñuy demandé daal solennellement pour le moment mooy que ni nañ ñu jàppale dégg ñu xam ni ñun fayuñu man déjà dañ leen di wax beneen affaire. bu fekkee nguur gi jéemu ci dara nag. non nguur gi il faut mu jéem ci dara parce que transporteurs yi déjà ñu ngi waxtaan ak ñoom ak particuliers yi parce que ñoom ñoo yor seen xaaj di ko fay ñun ay facilitateurs rek lañ dañ leen di jàppale tey jii lii xëy na ñoom ñoo ko waroon jiite mais am nañ ñun benn link ak ñoom boo xamante ni ñun mën nañ leen a doxal ñoom li ñu bëgg tey ji bu fekkoon pour fay la ñoom bu ñu ñëwee indi seen xaalis ni fayal leen bi dañuy fay mënuñ ci dara mais suñu demee ba téye seen xaalis ni ñoom fay ñu xam nañ ni état bi néew ci dëgg lii mu def teew ko fenn mënuñu laa wax benn justification bu waral ni lii moo tax ñu yokk li amul dañu xëy un bon jour rek ñu indi ñu papier bi teg ne da ngeen di fay par la force loolu amul fenn ci Sénégal ñun nag ay citoyens lañ ci dëkk bi lañ dëkk Macky Sall daal nañ ko fu ne lu ne daj nañ ko ci moom mais bii moom du jàll
luñ ko bëgg-bëgg luñ ànd ak moom bii moom nanguñu ko ànd ñoo seeg moom tey ànd ñu seeg moom ëllëg te lépp lu mu laaj dinañ ko ci def pour ñu delluwaat. ñaata dossier des centaines de dossiers yoo xam ne ñu ngi fi tëdd yoo xamante ni seen i Gemalto génn na ba pare ñu def ci 41 000 mënuñu ko fay am na impôt et domaine ay dossiers yu tëdd yoo xamante ni Gemalto mooy Cap Karange bi nii moo nekk papier bii nga xamante ni si la ñuy bind montant bi nga xamante bu ngeen di xool fii di ngeen gis montant 21 660 bi nga xamante ni moom moo ba affaire yi njëkkee génn moom moo ci nekkoon moom la ñëpp daan fay daanaka sax seeroon na mais kenn ñaxtuwu ko woon par la suite lañ ñëwaat génnee bii nga xamante ni bu ngeen di xoolee da ngeen di gis 41 000 donc 20 000 de plus c'est pas normal pour des plaques yoo xamante ni tey ji plaque bi bu waddee pour nga amaat beneen plaque rek mën ngaa daw Safa ak Marwa ut visa moo koy gën a yomb moo waa plaque bi bu waddee mënoo amaat beneen plaque te yaa ngi fay 41 000 c'est pas normal léegi nag nañ jéem a xool solution lenn rek la ñun lenn rek la ñuy ñaan mooy nañ ñu ko delloo waatal fi mu nekkoon nañ ko delloowaat buñ ko wàññiwul nañ ko delloowaat fi mu nekkoon mais duñ ci yokk waxtaanuñ see kenn borom ko tey waxtaanuñ ak ñoom waxtaanuñu facilitateurs yi waxtaanuñu kenn dañu jékki-jékki rek yokk ko c'est pas normal amul communiqué amul dara c'est pas normal léegi nag loolu la ñuy ñaxtu ma bëgg nag ñëpp yëngatu ba ñu xam ne lii du yoon na ñëpp yëngatu wax les conséquences avec cette pandémie-là, la situation sénégalaise, tout le monde le connaît maintenant. C'est très dur. Pour arriver à deux bouts, c'est très difficile. Donc, d'un seul coup, qu'ils viennent changer toutes les tarifications à 100%, c'est un peu compliqué. Est-ce que les Sénégalais ne peuvent pas concevoir cette nouvelle plaque-là pour confier à Gemalto? Voilà, parce que ce que je déplore de plus, comment une société privée se trouve dans un service public. Le Gemalto là, c'est un prestataire de service. Un prestataire de service qu'on a donné les droits pour qu'il vienne s'installer dans un service public. C'est pas administratif en quelque sorte. Qu'ils devaient au moins avoir leurs locaux à part et comme ça on pourrait comprendre. Mais dans un service public, tu amènes une société privée qui dicte leurs lois. Mansour Faye moo indi lii parce que Mansour Faye moo ñëw rek lii am léegi nag il faut que moom mu dégg ñu jéem a waxtaan ak tubaab bi xam nga ay tubaab lañ xamul lu mu doon ñoom la ñu jaay affaire yi bàyyi koog ñun ñu ñuy def lu leen neex loolu dootuñu ko nangu fi mu toll nii depuis ba décret bi génnee ba léegi kenn fayul ñëpp a ñu téye seen xaalis kenn fayul nous avons des dizaines de dossiers man fii sama bureau li ma fi yor dossier mun ma la wax mu toll mais ñun yéen lañ fi nekkal parce que ñu ñoo opté wu nekk ay prestataires mais xaalis bi yéen a koy fay état Sénégal war naa xool population bu baax a baax xool coono yim leen teg lii metti na trop léegi nag pour nga xam que ni population bi ànd na ak ñun ñoom ñoo ñu digal que ni buñ fay parce que ñun bu ñuy encaissé plaque yi 21 000 la ñuy encaissé mu nit ñu retourné waat dem si transporteur bi wala beneen personne bi nga xam ne moom oto particulière am ñëw ñuy d'ici ñu koy tegal 21 000 di ko si tegal boobu boo leen ko waxee ñoom dañ ñu leen ñu wàññi 5 000 francs dañ leen demande ñu delloo ko ci li mu nekkoon déjà 21 000 yi mu nekkoon sax dafa bëri suñ ko mënta wàññi nañ ñu ko fa bàyyil mais buñ ci yokkaat 1 franc buñ ci yokkee 1 franc duñ ko fay donc li ñuy demandé daal solennellement pour le moment mooy que ni nañ ñu jàppale dégg ñu xam ne ñun fayuñu man déjà dañ leen di wax beneen affaire. bu fekkee nguur gi jéemu ci dara non nguur gi il faut mu jéem ci dara parce que transporteurs yi déjà ñu ngi waxtaan ak ñoom. waaw tout d'abord ñu ngi remercier ñëpp ñi fi teew di leen gërëm yéen journalistes yi parce que heure bu ñu amee ñaxtu rek yéen a ci suñu wet suñuy frère ngeen yéen a ciy jàpp pour ñu mën koo yëg. Aliou Niang mooy wax ak yéen di facilitateur au niveau du service de transport de Thiès. waaw ñaxtu bi ñu am nag danoo xëy fan yi semaine passée am lu bett. am na lu bett ci sunu liggéey ci sunu bërëbu liggéeyukaay muy lu doy waar loo xamante ni buñ ko lijjantiwul wala ñu wax ko ba ñëpp yëg ko dina dem ba toll foo xamante ni kenn dootu ko mën a lijjanti parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk di liggéey ci dëkk bi li ñu am yëpp fi leen ko amee service 2000 bii fi leen ne yàgg nañ ça fait plus de 20 ans ñu ngi fi donc su amee loo xam ne dafa ñëw dal suñu kaw dañuy xool fi ñu mën a lijjanti ko rek ñu wax ko donc li tax ñu convoqué presse bi mu ñëw dañoo bëgg ñu dégg ñu ci liñ ñuy dégg nag mooy document bi ñu yor dañoo xëy ñu génn ñu ay tarification yoo xamante ni dafa doublé par rapport ak li njëkkoon a génn au début parce que dañuy am société bu ñuy woowee Cap Karange ñooy defar bu ngeen defee remarque bi di ngeen ko gis plaque yi bees yi circulé temps yi ci dëkk bi bon bi si njëkk mooy plaque yi dafa nekkoon 21 660 ça fait plus de 6 mois ci noonu la ñuy fonctionner ñu xëy il y a 2 à 3 jours ñu yóbbu ko à 41 000 donc double bi la presque yokku
licence yi nga xam 7500 nga doon fay ñu yóbbu ko 15000 sa permis de conduire da daan jeex bu jeexee nga ñëw tu payes que 10 000 francs ñu renouveler la ko mais léegi su jeexee da ngay fay 20 000 francs donc double bi la 30 000 bi sax 30 000 la sax déjà parce que li ko indi mooy permis Sénégal ni muy mel foofu boo ko jotee foog nga plastifié ko léegi dañuy wax ni permis boo ko plastifié pour bañ mu yàqu boo ñëwee da nga si tegaat beneen 10 000 muy 30 000 francs loolu existé wul fenn déjà beneen 10 000 boobu ñuy wax naan boo plastifié da nga koy fay sa binduñu ko ci document bi donc cela veut dire que ñoom seen poste la jëm ak yeneen yoo xamante ni fi mu toll nii am nañ beneen problème sax boo xamante ni moo gën a doy waar parce que plaque yi dañ koy confectionné fii à Thiès mais carte grise yi c'est au niveau de Dakar fa lañ koy defaree bu ñëw boo fayee da ngay fay à Thiès xaar plaque yi mu jugee Dakar pour ñëw bu ñëwee nga doog a dem poser plaque yi léegi fi mu toll nii di nga fay toog lu mat une semaine wala lu ko doog a see mën a jot peut-être xëy na loolu sax raisonnable la parce que nga jox papier boo mën a dawee mais suñu mënoon dimbali région bu nekk di defar say carte grise au moins dina mën a dimbali ñëpp parce que da ngay ñëw mité oro Thiès dëkk ba Tambacounda yóbbu kayit bi il faut nga revenir ak jóge Tamba ñëw ba Thiès pour mën a jotaat sa carte grise loolu c'est pas normal war nañ mën a expédier mën boo mité Thiès yóbbul la carte grise Tamba nga récupéré ko Tamba kon donc ñun li ñu bëgg mooy ci réew mi lañ dëkk gis nga Macky Sall il faut mu déglu population parce que tey jii service des mines ñi fi yëngu dañoo bëri ñii fi nekk ñii ñoo gën a tuuti si ñi fi yëngu am na ci ñoo xamante ni dañoo dem ay seen yeneen activité peut-être moo tax mbooloo mi toll nii mais déjà li fi nekk rek bëri na leen service des mines Sénégal yëpp c'est des milliers de personnes ñoo fay ne di fa yëngu di fa daan seen doole ñaata emploi la teggil Macky Sall kenn xamul lu mu toll mais ñu mel noonu boo leen amee ñuy góorgóorlu seen doole lañ yaakaar ci la ñu yor seen njaboot yor lépp mais da nga leen di bàyyi xel Mansour Faye moo indi lii parce que Mansour Faye moo ñëw rek lii am léegi nag il faut que moom mu dégg ñu jéem a waxtaan ak tubaab bi xam nga ay tubaab lañ xamul lu mu doon ñoom la ñu jaay affaire yi bàyyi koog ñun ñu ñuy def lu leen neex loolu dootuñu ko nangu fi mu toll nii depuis ba décret bi génnee ba léegi kenn fayul ñëpp a ngi téye seen xaalis kenn fayul nous avons des dizaines de dossiers man fii sama bureau li ma fi yor dossier mun ma la wax mu toll mais fayu ma dara maa ngi ko téye dañuy continuer bañ a fay te dañuy lancer appel sax suñu yeneen collègues yëpp yi nekk ci yeneen service des mines yëpp bu kenn fay nañu téye ba nguur gi jot ci lii xam ni am na ñuy ñaxtu te li ñu teg nanguwuñ ko ñu doog a xool solution toog autour d'une table waxtaan jéem a xool bu ñuy del demandé wuñu leen ñu wàññi 5000 francs dañ leen demande ñu delloo ko ci li mu nekkoon déjà 21000 yi mu nekkoon sax dafa bëri suñ ko mënta wàññi nañ ñu ko fa bàyyil mais buñ ci yokkaat 1 franc buñ ci yokkee 1 franc duñ ko fay donc li ñuy demandé daal solennellement pour le moment mooy que ni nañ ñu jàppale dégg ñu xam ni ñun fayuñu man déjà dañ leen di wax beneen affaire. bu fekkee nguur gi jéemu ci dara nag. non nguur gi il faut mu jéem ci dara parce que transporteurs yi déjà ñu ngi waxtaan ak ñoom ak particuliers yi parce que ñoom ñoo yor seen xaaj di ko fay ñun ay facilitateurs rek lañ dañ leen di jàppale tey jii lii xëy na ñoom ñoo ko waroon jiite mais am nañ ñun benn link ak ñoom boo xamante ni ñun mën nañ leen a doxal ñoom li ñu bëgg tey ji bu fekkoon pour fay la ñoom bu ñu ñëwee indi seen xaalis ni fayal leen bi dañuy fay mënuñ ci dara mais suñu demee ba téye seen xaalis ni ñoom fay ñu xam nañ ni état bi néew ci dëgg lii mu def teew ko fenn mënuñu laa wax benn justification bu waral ni lii moo tax ñu yokk li amul dañu xëy un bon jour rek ñu indi ñu papier bi teg ne da ngeen fay par la force loolu amul fenn ci Sénégal ñun nag ay citoyens lañ ci dëkk bi lañ dëkk Macky Sall nañ ko fu ne lu ne daj nañ ko ci moom mais bii moom du jàll lu ñu ko bëgg-bëgg lu ñu ànd ak moom bii moom nanguñu ko ànd ñoo seeg moom tey ànd ñu seeg moom ëllëg te lépp lu mu laaj dinañ ko ci def pour ñu delluwaat. ñaata dossier am des centaines de dossiers yoo xam ne ñu ngi fi tëdd yoo xamante ni seen i Gemalto génn na ba pare ñu def ci 41000 mënuñu ko fay am na impôt et domaine ay dossiers yu fa tëdd yoo xamante ni Gemalto mooy cap kaaraange bi di moo nekk papier bii nga xamante ni si la ñuy bind montant bi nga xamante bu ngeen di xool fii di ngeen gis montant 21660 bi nga xamante ni moom moo ba affaire yi njëkkee génn moom moo ci nekkoon moom la ñëpp daan fay daanaka sax seeroon na mais kenn ñaxtuwu ko woon par la suite lañ ñëwaat génnee bii nga xamante ni bu ngeen di xoolee da ngeen di gis 41000 donc 20000 de plus c'est pas normal pour des plaques yoo xamante ni tey ji plaque bi bu waddee pour nga amaat beneen plaque rek mën ngaa daw Safa ak Marwa ut visa moo koy gën a yomb moo waa plaque bi bu waddee mënoo amaat beneen plaque te yaa ngi fay 41000 c'est pas normal léegi nag nañ jéem a xool solution lenn rek la ñun lenn rek la ñuy ñaan mooy nañ ñu ko delloo waatal fi mu nekkoon nañ ko delloo buñ ko wàññiwul nañ ko delloowaat fi mu nekkoon mais diñ ci yokk waxtaanuñu see kenn borom ko tey waxtaanuñu ak ñoom waxtaanuñu facilitateurs yi waxtaanuñu kenn dañu jékki-jékki rek yokk ko c'est pas normal amul communiqué amul dara c'est pas normal léegi nag loolu la ñuy ñaxtu ma bëgg nag ñëpp yëngatu bañ xam ne lii du yoon na ñëpp yëngatu wax addina bi déjà pour nga xam que ni Macky Sall mi ngi réduire tey ay emploi am ci lii nga ko mën a xamee
fii da nga doon gis ñaata plaquier ñoo nekkoon Sénégal ay centaines ay jeunes yi nga xam ne buñ peut-être buñ échec école fa lañ dem fa la leen yàlla xiir ñu dem di fa yëngutu ji tey ñooñu wàññi nañ leen imposer ay plaquier yoo nga xam ne étranger la jógee ñëw bu nekkoon à 1000 wàññi nañ ko ba 50 ñoom ñoo ciy liggéey léegi. ana yeneen jeunes yooyu lu ñuy def léegi lan la ñuy def léegi Mais bien sûr, ils sont menacés du fait que tous les prestataires de services qui faisaient les plaques, maintenant c'est les Blancs, c'est cette société de Diamalto qu'on a implantée ici au Sénégal. Ce sont eux qui créent les plaques, ce sont eux qui